jërëjëf damay peut-être defaraat sa question ndax da nga ne antuloo ci ak yooyu yëpp waaw bu ñu réeroo ci ay xalaat je pense que métit bu amee kenn ku ci nekk am na noo koy dundee ak taxawaay bi nga ciy am ndax mën naa jàpp ne que information malheureusement lab bi def leen dal def nañ ko ci ay fani fan yoo xam ne minute bu nekk rek lu ci xew néew bu feeñ rek yëgal nañ ma ko am nañ ci tamit taxawaay boo xamante ne si wax dëgg neex yàlla mooy taxawaay bi nga xam ne foofu la ci sunu mën-mën yem di ko d'abord massawu njaboot gi yëpp di ko massawu commune Tivaouane Peulh Niaga yëpp di ko massawu nag surtout nag ñi nga xamante ne si ñoom ñoo deele ñenn ñi dëkkuñu ci commune bi ñaari cas moo fi dëkkoon ci commune bi benn bi ñàkku rab benn bi cité UCAD bu Safko foofu la xale bi génn ci àdduna jóge woon doon jàng ci benn foo xam ne comme daara la xam-xam la fa doon jàng di xale bu amoon avenir mais sunu borom lu mu dogal dañ koy nangu dem nañ fa jaale fa di wax ne que li ci tegu woon nag mooy gën waxtaan ak état pour renforcer dispositif bi nga xam ne mooy permettre ñu gën a mën a am sécurité ci zone yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy sangu ci commune Tivaouane Peulh Niaga yàlla def ministre intérieur tamit def ci benn woote bu am solo boo xam ne maa fa nekkoon ci maire yi waxtaan ceeg moom ñëpp nekkoon fa waa sapeurs-pompiers nekk fa waa gendarmerie ñëwoon nañ waa police ñëwoon nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy yore maître nageurs yi ñëwoon nañ waxtaan boobu nag lu mu indi mooy diggante géej yi nga xam ne mën nañ fa sangu ak géej yi nga xam ne kenn mënu fa sangu am arrêté bu ministre bi jël boo xamante ne si mooy doon def séparation boobu ñu waxtaan ci ak ministre bi mu jël ci ay dogal yu am solo ba général bi nga xam ne mooy général Mor Seck te mu yore lépp luy sapeurs-pompiers yi daal di ma ne incha allah suba ci 8h dinaa ñëw ak sama équipe ñu xool fi nga xamante ne si foofu nga bëgg ñu indi fa ay jumtukaay pour que situation yu mel nii bañ fi amati loolu moo taxoon tey ñu ñëw ci suba si def visite bi weccee nañ ci ay waxtaan war naa la ñaari bërëb yi benn bi muy Tivaouane Peulh benn bi muy Niaga Lac Rose muy ñaari bërëb yi nga xamante ne si ñaari bërëb yooyu ñoom ñooy gën a am ay cas de noyade ñu lab ci géej gi wax nañ ci seen xalaat wax nañ ci seen xam-xam wax nañ ci aussi jumtukaay yi nga xamante ne si ñoom en tant que sapeur-pompier danañ ko fi indi ak man tamit en tant que maire taxawaay bi nga xam ne jël nañ ko ci ak taxawaay bi nga xamante ne si aussi ñaan naa ko ministre intérieur muy ay jumtukaay yu ma bëgg mu jàppale ma pour que ñu mën a renforcer dispositif bi waaye lii yëpp tamit bu amee damay sant tamit gendarmerie ndax ñoom ñoo fi nekk di def patrouille ñëpp xam nañ ne que boo jógee centre aéré Bessiao ba Malika distance boobu ngay def mooy diggante Tivaouane Peulh ak Deni Guedj Nord kon day metti trop ci ñun ñu mën ne dañuy aar booru géej gi yëpp waaye dañ ci gërëm gendarmerie bi nga xam ne guddeeg bëccëg ñoom ñi ngi def ay patrouille pour informer nit yi xamal leen ne que géej bi dañ koy aaye jumtukaay yi nag foog naa ne que mënuguma ko annoncer léegi parce que ñoom dañuy dellu def seen étude xam exactement dispositif bi naka la li ci leer mooy dana am zone yu ñuy encadré du ma wax zone autorisée zone encadrée parce que ñaari plage yi dafa bokk ci ñi nga xamante ne si muy bu Tivaouane Peulh ak bu Lac Rose ay plage la yoo xam ne c'est des plages interdites ay plage yu ñu aaye la yoo xamante ne si normalement kenn waru fa sangooy mais xamal naa leen ne que problème la parce que ñi fiy ñëw dafa bare te même buñ ko interdire dem ak ñëw bi day metti nañu dans un premier temps xam nañ ne que c'est interdit mais nañ ci def aussi benn encadrement boo xam ne dana mën a permettre ñi fay ñëw di sangu si ñu mën a nekk ci jàmm donte nag loolu taxul ñu garantir ndax plage bi moom plage la boo xamante ne si dafay reyaate ñu bari dañu fay lab du lu bees lu yàgg la
kon na nit yi bàyyi xel ne que du caage ne que day am benn encadrement rek que plage la boo xam ne lu neex waaye mën nga ñëw nga sangu fa plage la boo xam ne normalement même buñ ko encadré képp koo xam ne mën nga moytu sangu bi donc ko war a moytu. waaw xam nga su ma expliqué peut-être defar bi bu mu nekk nit yi xalaat ay tabax ak yooyu defar bi ay jumtukaay la yoo xamante ne si dañuy génnee baliser benn zone. ne képp koo xamante ne si da nga bëgg a sangu ci diggante bi rek nga mën a sangu donc loolu mooy permettre sécurité bi ak ñi nga xamante ne si ñëpp dañu fay nekk ñu mën ko encadrer loolu boo ko xoolee tamit dafa am loo xamante ne si danañu permettre sécurité bi du mën a topp géej bi yëpp parce que dafa gudd mais danañ mun jël élément de sécurité yi concentré leen ci bërëb yi nga xamante ne si bërëb yooyu la ñu baliser pour que nit di fa mën sangu dana tax su fekkante ne jafe-jafe war na fa am muy cas de noyade wala benn incident maître nageur yi nga xamante ne si dañu fay nekk muy ñoo xamante ne si ñoom ay faykat lañ danañ mën a ci benn temps bu gàtt mën a réagir rapidement pour dem génne ñi nga xamante ne si ñoom ñoo bëgg a lab bu fekkee tamit yàlla def na mu am cas de noyade boo xam ne gënaluñu dana mën am ay pompiers yu mën a suux ci biir amee ay équipement ay jumtukaay yu leen permettre ñu mën a génne néew bi ci saa si donc grosso modo dispositif la boo xam ne sapeurs-pompiers yi incha allah bu ñu ko tegee en place dañuy ànd ak mairie bi ànd ak ñi nga xamante ne si jeune mairie bi pour formation yi former ay maîtres nageurs former ay ñoo xamante dañu nekk fi pour sensibiliser mooy expliquer askan bi expliquer ñi fay ñëw que fii bërëb la boo xamante ne si gënul ñu fay dugg di fay loolu yëpp boo xoolee liggéey la boo xam ne dañ koy soog a door te général bi wax na ko sànq jàpp nañ ne que ci kaawu Tivaouane Peulh parce que dispositif bu njëkk bi ñuy installé nee nañ pour ren du ñu mën a installer Lac Rose ak Tivaouane Peulh mais dañuy installer Lac Rose foofu deuxième dispositif bi au niveau de Tivaouane Peulh en même temps dañuy mettre en place li ñu woowee la troisième voie mooy dañu ne li arrêté bi wax mooy dafa am géej yoo xamante ne si mën nga fa sangu am géej yoo xam ne mënu la fa sangu mais jàpp nañ ne que tamit bu fekkee ne ay jumtukaay ñëw na protection ñëw na am na yoo xam ne mënuñu fa woon sangu te jumtukaay yooyu bu fa nekkee danañ fa mën a sang ji donc loolu tamit dañ koy expérimenter tàmmali ko ci côté Tivaouane Peulh alors bu ñu wax expérimenter du ay dañuy tâtonner mooy dispositif bu bees boobu la ñu bëgg a démarrer pour xam lan la jur comme avantage pour xool ndax dañ koy wóyal wala ndax dañ koy dàkk. je pense que dispositif la boo xam ne ñoom ñoo ci spécialistes yi donc ñoom ak ñun ndax ñun commune bu bees lañ mais am na commune yoo xam ne yàgg nañ am nañ lu ëpp juróom fukki at yoo xam ne ñoom am na ay dispositifs yu ñu jël démb waxtaane nañ ko dispositif boobu li ma ci jàpp mooy am na volet sensibilisation volet boobu médias yi danañ ci jouer mais tamit ay acteurs danañ nekk sur place mën fa nekk tamit pour mën a sensibiliser ñii ñëw di bëgg sangu si volet sécuritaire bi dana am ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw nekk soit ay maîtres nageurs wala ñu mun dem ci benn dispositif boo xam ne dañuy aaye nit yi pour que ñu mun ñëw sangu si mais loolu yëpp tamit dañ koy def en partenariat avec la gendarmerie pour que mu mun nekk benn efficacité totale moo tax ñi ngi ci ay recherche de quad bu fekkente ne état bi mën nañ ci jàppale ndax ñaan nañ ko ministre de l'intérieur démb ñaan naa ko nee na dañ ci jël taxawaay pour que ñu mun am ay équipement mobile ñu mun am ay quad ak yooyu comme ça ñu mun tamit jàppale gendarmerie pour que dem beeg dikk bi ci contrôle yi parce que boo leen ko seetluwee ay gendarme dañu fay nekk foofu dafa met dañ koy dox wala ay jeunes nekk fa di protéger di ko dox wala Croix-Rouge nekk fa di jouer liggéey bu mucc ayib mais di ko dox kon équipement mobile yooyu bu ñu ko mënee am ñoom dañ leen ci mën a jàppale pour que ñoom tamit ñu mën di dem di ñëw nu mu waree. xam nga loolu mooy ci volet sensibilisation bi donc en fait dañ ci travailler ñun ñëpp yéen mi yore moyen de communication yi ñun mairie bi ak ñoo xamante ni si ay spécialistes lañ ñoo xam ne yàgg nañ def communication ci mbirum noyade waxtaan nañ ci sànq ndax bi ñuy ñëw ànd nañ ak ki nga xam ne moom mooy président wu association des maîtres nageurs du Sénégal ñoom it expliqué nañ ma ay moyen jumtukaay de communication ñuy organiser sax ay événements yoo xam ne wala ay manifestations yoo xam ne sax dana permettre parce que nit ci tey mën na am bu ñu gisee benn événement danañ fa dem bañ a dem géej te tant que géej bi mën nañu wàññi doomu aadama yi fay ñëw rek possibilité la pour que ñu mën a atteindre objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé ci état bi donc
incha allah man duma spécialiste ci communication pour noyade mais ñoom bis ni ki tey bis bu nekk dañ ci liggéey pour que ñu mën a am un dispositif de communication au niveau de la commune sànq rek ñu ngi doon envisager sax di waxtaan ci kaawu kii yi mooy kaawu ay flyers ñu doon demander qui pourrait permettre aux gens de distribuer ça à tout le monde et ces flyers là aussi dana permettre nit ñu mën a xam ce sera des flyers yoo xam ne normalement dañu war a am ay particularités parce que ñëpp mënuñu lire donc naturellement il faut am ay flyers yoo xam ne day am image ñu ci mën a gis pour ñi nga xam ne mënuñu lire ñu mën a gis image yi am yoo xam ne ay textes ñoo ci nekk comme ça ni tamit di ko mën a lire ci situation yu mel noonu. waaw naturellement xam nga léegi boo gisee nee naa ñi ngi discuter ci point yu bare parce que expérience bi dafa am solo au-delà de volet information muy volet bu njëkk mooy informer nit yi deuxièmement sensibilisation parce que informer et sensibiliser ça fait deux troisièmement répression pour que li nga xam ne aaye nañ ko am ñoo xam ne dañ ko bëgg jalgati ñu mën leen ko aaye quatrièmement secours bi nga xamante ne si moom la ñuy apporter pour ñi nga xam ne malheureusement jalgati nañ cadre boobu yëpp ba jafe-jafe dal leen ñu ñëw ci léegi nag volet bi ngay wax léegi muy volet Oscar ak ses activités culturelles beneen dimension la boo xam ne da nga ko ciy intégrer en plus pour mën a wutal yeneen occupation jeunes yi di ñëw mais ça doit être contrôlé pourquoi parce que boo ne Oscar boo ne manifestation jeunes yi dañuy gën a ñëw bu ñu gënee ñëw bu ñu repéré rek dañuy jàll ci géej gi donc il faut aussi éviter am événement boo xam ne dafay attirer jeunesse bi sachant ne que jeunesse bi bu ñu ñëwee si la sensibilisation doxul comme ni mu war a doxee dañuy daal jàll ci géej gi nga daal di augmenter encore le risque de des cas de noyade donc je pense que waxtaan la boo xam ne dispositif la boo xam ne en tout cas ñun suñu effort yëpp ci dañ ko jublu pour que les cas de noyade yi nga xamante ne si ñu ngi koy dégg ci commune bi ñu mun ko dàkk Sénégal nag démb kii bi wane na ko rapport bi ñu seetaanoon lu tolloog 200 ak juróom fukki doomu aadama dañuy lab ci Sénégal at bu nekk 200 ak juróom fukki doomu aadama ñëpp nag labuñu ci géej gi ñii ci géej gi la ñuy lab ñii ci dex bi la ñuy lab ñii ci gaal gu dëpp la ñuy lab donc situation yi bare na moo tax état ne wax dëgg neex yàlla nañu jël ay jumtukaay pour que ñu mën a renforcer situation bi en tout cas foog naa ne taxawaayu commune Tivaouane Peulh Niaga bi nga xam ne man lañ ci jiital démb matoon na sëkk te taxawaay boobu moo tax tey général bi nga xam ne mooy yore sapeurs-pompiers ci waxam jël décision ñëw fii ci Tivaouane Peulh pour xool ni ñu toogee moom it ñëwoon bi tamit am na yu bari yu muy jur ndax jamono yi passé jot nañ ko envoyé bataaxal pour que fii ci APEX bi am na benn équipement boo xam ne sapeurs-pompiers yi pour ñoom la jot na ko nee na incha allah mi ngi ciy liggéey pour que au moins boobu mu mun ko déjà rendre opérationnel dès maintenant waaye tamit mi ngi ñaan ñu mën a xool naka la mën a am fu mag pour que mu mën a am caserne bu mag boo xam ne dafay nekk fii ci commune Tivaouane Peulh Niaga yàlla bu baax di ko sant ci tabaski bi nga xamante ne si ñu ngi ko soog a génn te kenn ku ci nekk taxawaay bi nga ci war a am li nga ci mën def nga ko ci di ci des suñu borom a koy mottali di xamal ne que commune Tivaouane Peulh Niaga commune bu am jàmm la donte insécurité bi mi ngi ñuy sonal loolu tamit yeneen waxtaan la yoo xamante ne si nguur gi mi ngi ciy bàyyi xel mais di leen di wax ne que nañu war a gën a takku góorgóorlu di leen di yóbbante tamit nuyu président Macky Sall bi nga xam ne semaine bi passé recevoir na ma lu toll benn waxtu ñu waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund fii ci commune Tivaouane Peulh Niaga yu ci bare jël na ci ay matuwaay yoo xamante ne si woo na kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yore secteur yooyu bi ci gën a tar muy ndox bi incha allah am na yaakaar ne que ay amélioration dinañ ko gën a gis ñu ngi koy gis sax ndax tuyaux yu mag yi ñu ngi jàll te tuyaux yu ndaw yi ñoo des pour que ndox bi gën a mën a dugg ci biir askan bi ak yeneen yoo xam ne ay équipements yu ñu soxla ay tali yu ñu soxla yooyu yëpp tamit jël na ci ay dogal xamal naa ko nekk tamit ne que commune Tivaouane Peulh Niaga mooy commune bi am màggaay bi gën a gaaw ci Sénégal
muy commune Tivaouane Peulh Niaga loolu tamit day tax jafe-jafe yi tamit bis bu nekk loo def du feeñ ndax nii dëkk bi di màgge la yooyu yëpp comprendre na ko ci situation bi te pare na daal pour gën ñu jàppale ci problème mu commune u Tivaouane Peulh Niaga donc li ci des mooy nañu ànd dellu ci waar wi am taxawaay bu rafet di ñaan tamit sunu borom ci ndigal yi nga xamante ne si kilifa diine yi digtal nañ ñu ko muy jàmm di dox jàmm diggante jullit ak jullit di waxante lu baax diggante jullit ak jullit ñi ngi jëm ci ay élection di ñaan yàlla élection yi jàmm rek am fi te sunu borom yombalal ñu ko li ci des nag foog naa nekk kenn ku nekk am na foo féete di ñaan sunu borom ñu gën ñu taxawu gën ñu jàppale ndax li tax mooy wax loolu commune Tivaouane Peulh Niaga dafa am lu ko sunu borom defal ma dolli ci ñàkku rab mooy possibilité ak potentiel yi nga xamante ne si commune bi am na ko buñ ko xeeb dañ ko war a valoriser parce que loolu moo ñuy permettre ñu mën a am koom-koom yi nga xamante ne si moom la ñuy liggéeyal askan bi commune bi tamit am na population am na électorat boo xam ne tey cër yi nga xamante ne si ñu ngi koy joxe ci nguur bi cër yooyu war nañ ci gis suñu bopp ndax loolu wutuñu ci dara lu dul bu ñuy séddale ñu mën a fekkee séddale yi ndax loolu mooy ñuy permettre tey ñu mën bu ñu soxlawee ay investissement wala état di génne ay projet wala état di joxe ay aide ay subvention ñu mën a am doomu Tivaouane Peulh Niaga ñàkku rab yoo xamante ne si dañ fay nekk pour que ñu mën a défendre sunu wàll foofu tamit ñaxtu naa ci ñaan naa président Macky Sall ne que wax dëgg neex yàlla bëgg nañ am ay ndaw commune Tivaouane Peulh Niaga ñoo xam ne dañuy mën a bokk ci dispositif étatique bi pour que bu subaa ñoom it ñu mën di gën a yombalal mairie bi li nga xamante ne si loolu lay liggéey moom it jël na ay engagement yoo xamante ne si engagement yu dal xel la foog naa nag wax dëgg neex yàlla balaa ngay ne naam nekk fa te loolu lu mu laaj mooy élection yi ñu gën a wane suñu bopp ànd ci am majorité boo xamante ne si lu commune Tivaouane Peulh Niaga xaaj ci président Macky Sall ànd ci